dal leen ak jàmm ci contradictoire ñëwaat ak beneen concept bu bees tey ñu war a waxtaanee l'affaire Serigne Assane Mbacké nekk actualité bi nga xamante ne c'est politico-religieuse tey nag mu nekk format bu bees tàq ñu ci ànd ak suñu concert Maguette. Ousmane Do maa lay nuyu di la fay di nuyu aussi mbokki internet yi bu baax a baax di leen ziar aussi di rafetlu aussi teewaay bi ma teew fii ci émission contradictoire comme ni ñu ko waxee son mot l'indique contradictoire maanaam du ñuy nduroo forcément ay idées Ousmane Do xam naa da ngay tëlee fii tey ma tëlee fële. war a waxtaanee li nga xamante ne mooy sujet bi nga xam ni vraiment sénégalais yu ci bari peut-être duñ ci wax parce que dafa sensible mais nag ici c'est contradictoire dañuy joxe suñuy xalaat def des analyses au niveau national et international. donc tey bu ñu ñëwee tey ñun suñu angle fi ñu koy analyser mooy l'affaire Assane Mbacké dafa jël benn ampleur benn dimension boo xamante ne yàgg nañ ko dégg mooy sëriñ daara yi nga xamante ne dañuy sàkku seeni taalibe donc affaire bi jur coow y a 2 jours de cela mais juste ñun ay précisions lañ ci bëgg a indi ak benn taxaw seetlu parce que Sénégal yaatu na mais à chaque fois affaire de daara yi c'est répétitif dañuy ñëw di leen accuser ay viol wala dañ leen di accuser affaire d'homosexualité wala di tëdd ak seeni ndongo wax dëgg yàlla mu nekk affaire boo xamante ne kenn du ko rafetlu mu nekk affaire boo xamante ne dëgg la ou pas dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem mais au-delà de ça ñun jàngat bi dañuy xool lan moo koy causer en fait parce que wax naa ko ci émission yi passé ci chronique yi passé à chaque fois coow lii dañ koy dégg sëriñ daara bi def na lii ndongo li sëriñ daara bi def na fii sëriñ daara def na fii est-ce que jarul aussi ñu def laaj ne ñoom est-ce que seen biir nekkuñ di xërëmante wala di defante lu bon wala mu am benn haine bu extraordinaire jëm ci ñoom parce que daara yi fi mu nekk nii pression bi ñuy subir ci dëkk bi dafa jéggi dayoo te Sénégal léegi dafa dem ba du ma tàyyi di ko wax xërëmante bi liggéeyante bi yàqante bi dem na benn niveau boo xamante ni ku mu tiitalul tey jàpp naa ne nekkoo ci réew mi te l'affaire Serigne Assane Mbacké doy na ci exemple parce que d'après ni mu wax ni noonu la demee li mu subir bi muy nekk xale yëg na ni aussi ci yaramam am na lu ñu ko def et cetera boo dajalee loolu yëpp da ngay xam ni bàyyiwuñu leen te tey loolu bu ko état bi di xool di def taxaw seetlu du leen encourager à ce que aussi ñoom ñiy woote moderniser daara yi pour jëm ci loolu parce que y a beaucoup de scandales yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg jëmale ci foofu mu nekk fléau boo xam ne nag dañ ko war a combattre man bokkuma ak ñi gëm ni dañu war a jël Sëñ Assane Mbacké condamné ko mais nañu xool exactement lan moo xew lan mooy problème bi fan la nekk ngir ñu mën ko régler parce que ni ñu ko waxee woon ci affaire football LGBT ak seen promotion l'affaire Gana Gueye je pense que bii nag si ñun la bokk ñu wax jëmale ci koo xamante ne kilifa la muy Serigne Assane Mbacké Xelkom man de mosuma ko dégg ci lu ñaaw mais problème bi li ma ci gën a jaaxal mooy dama ci déggul benn sëriñ daara famem laa gis mu gën a def ay démentir te d'après les enquêtes préliminaires moom dafa def aveu judiciaire. mais man en fait li ma ci xam daal li ma ci mën a wax daal mooy que ni nekk na loo xamante ne nii ci liñ koy tuumaal sensible na mais aussi bu ñu jéemee relater en fait les informations yu ñu jot a def investigation mën naa ne ak témoignage bi ay mbokkam def ci. li nga xam ne mooy point de presse bi ñoom taxaw nañ jàpp ne ki nga xamante ne mooy Serigne Assane deful taxew ci dañ koo tuumaal lépp parce que man mënuma comprendre benn affaire muy lan à chaque fois bu ñuy jiiñ ay affaire góor jigéen wala ay affaire voilà yu salte yooyu noonu ñu ciy ciblé ñi nga xamante ne nii ci wàllum religion bi parce que man taxaw seetlu boobu laa am mais à chaque fois dañ naan bett nañ sëriñ si bett nañ pourquoi à chaque fois ñuy bëgg di cibler di bëgg di salir di diaboliser suñu li nga xamante ne nii mooy côté boobu parce que dañ ci sensible pourquoi le pourquoi du comment benn affaire mën na am en premier lieu comme ni ko point de presse bi waxee waa këram ñu ne dañ ko tuumaal lu tax ñu tuumaal ko war nañ ci taxaw def ci seetlu bu baax lan moo tax ñu tuumaal ko est-ce que c'est parce que ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy secte boobu nga xam ne góor jigéen ñi moom est-ce que ce n'est pas leur manière ci jëm boppam de nous pénétrer ñun fii en Afrique précisément au Sénégal parce que tamit loi boobu bëgg nañ ko fi tëral ku ne xam ne ni dëkk yi ku nekk am na dëkk yu bari yoo xam ne tëral nañ seeni loi ba pare mais ñun Sénégal ñu ñoo taxaw temb ne duñ ko def donc est-ce que ce n'est pas une manière
une façon peut-être de nous manipuler, de salir suñu li nga xamantene ni mom moy suñu religion et de ce fait ñu mën ñu liñ nane parfois fi nga xamantene ni fa nga am faiblesse la nit ki sa non di jaaré. Est-ce que c'est une manière de leur faire parce que tout simplement ñom nénañ li nga xamantene mom lañuy wax sëriñ bi defu ci dara wa kërëm loolu lañ wax. D'autre part aussi hein waajur yi am nañ ci part de responsabilité parce que ñu ci bari dañuy def fuite de responsabilité dañ ci gis ku jur doomam war ko yar war ko éduquer yow sa solution mooy jël lekk dem yóbbul sëriñ daara bi et puis pare nga ci ah yow xamoo sa doom lan lay dund foofu xamoo daara bi nga ko yóbbu est-ce que daara bi ceytu nga ban façon daara la parce que au-delà sax de agression sexuelle te ay xale lañu yi ñu leen di def mais harcèlement yi ñu ngi fa ñu ngi leen di sàccloo ñu ngi leen di bàyyi ci mbedd bi ñuy taxawaalu da ngay daje xale yi 22h 23h ñooñu ban heure la ñuy jàng. da ngay daje xale yi n'importe quelle heure dans les rues de Dakar mu nekk affaire boo xamante ne aussi war nañ ubbi enquête woo way juru xale yi nga xamante ne ñoom dara taxul lu dul fuite de responsabilité dem du dañ bëgg a jàngal seen doom alxuraan c'est pas ça le but. polygame nga jur nga ay doom mënoo leen canaliser mënoo leen dundal mënoo leen rey nga ni léegi solution bi mooy jël rek dem tëmbal ci daara ji bàyyi ak sëriñ daara bi tamit nit la moom aussi xool ci pexe. Soit ñi nga xamante ne lu bon a leen tax a jóg ñu jël booy yi di leen utiliser ñii di leen commerce loo ñii ñu leen di sàcc loo ba pare bàyyi ñoom seen propre doom ci daara ji ñu tëdd loolu c'est à dénoncer c'est à bannir te li may wax ni nekkul ci asamaan si du lu ñuy jeex affaire la boo xamante ne boo xëyee sol sa dàll balaa ngaa yegg sa bopp koñ dajeeg li ma wax nii. Il y a trop d'hypocrisie dans ce pays ñi nga xamante ne dañoo war a wax duñu wax. moo tax j'interpelle kilifa diine yi ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp ci ñoom la ñu référé wu ñooy référence yi te bu ñu jaaxlee ci ñoom la ñuy retour ñu wax ci li nga xamante ne am na ci daara yi jàllale ay message kuy indi sa doom ñu tegal la ay conditions ngay am ay conditions de visite tous les 15 jours wala tous les 1 mois di participer di yóbbul daara sëriñu daara bi nga koy yóbbul ay soit ay denrées wala loo xamante ne dina ci mën a téye xale yi ci biir këram di leen jàngal alxuraan parce que objectif yi yóbbu xale daara du yalwaan moyen la bu sëriñ bi di utiliser ngir mën a am lu mu dundee moom ak lu mu dundal leen ndongoy parce que ña indi ndongoy daw nañ seen responsabilité yàgg na te man lii assemblée bi ñu jëm nii damay ñaan bis bu taxawee ñu dugal ko ñu voté ko au niveau de l'Assemblée nationale wax ni bépp xale bu ñu jàppate ci mbedd mi dem gëstu say parents xool ne ñii fuite de responsabilité rek moo leen ci dugal ndax ñi ngi seen óolalaa kenn bañ leen a déranger ñu topp leen en justice sëriñu daara bu fi nekk aussi di utiliser xale yi jàngaloo ko alxuraan mais à des fins économiques ñu jàpp la ne la ràpp ci kaso bi su ko defee yu bari yi ñu ci dégg dina wàññeeku à un moment donné il faut être sévère par rapport à ça loolu mooy dëgg te dëgg la yàlla bëgg il utilise les enfants dem leen ngeen xool daara yi ngeen gëstu du ñëpp nag parce que milieu boo gis am na ñu baax am na ñu bon mais daa jot ñoom ñi baax ñi assainir seen milieu boobu parce que dafa commencé yàqu. ñi nga xamante ne nii dañu jàpp ni sëriñ bi moo def lii nga xamante ne nii moom lañ koy tuumaal maanaam xale yi ñu jëli woon ci biir kii bi ba di leen témoigner loo soi-disant ñooñu tey lan moo tax ñu wax loolu ak xale yooyu fan lañ jógee ak xale yooyu ñoom ñooy ñan ak kon donc su fekkee ni complot la war nañu mën a xam fan la complot bi jógee tey ji état warta war a mën a bàyyi lii mu sedd parce que gis naa témoignage yi comme encore une fois point de presse bi ñu ne waaw enlevé nañ ko toute charge de xawma pédophilie de et cetera non warta yam foofu même buñ ko témoigné même buñ ko enlevé toute charge dañoo war a continuer pourquoi du comment ñu koy accuser loolu daf ko war parce que moom position bi mu am la ci biir réew mi ce n'est pas n'importe qui dafay incarner li nga xam ne mooy suñu religion donc dafa nekk loo xamante ne ni dafa important à ce que ñu seetal deram loolu dafa am solo bu baax a baax peut-être nag ñu ngi jiiñ yeneen ay par exemple politique côté politique ñu ngi lay jiiñ tout le temps xëy na li mu takkee ci politique ce n'est pas une raison ce n'est pas encore une fois une raison li mu takkee ci politique moo tax ñu waxal ko lii wala moo tax ñu waxal ko laa en tout cas mbirum góor jigéen dama jàpp ni képp koo xamante ne ni dañ la ciy tuumaal en tout cas warul nekk ci côté wu suñu religion ndax suñu religion dafa sensible dafa nekk loo xamante ne ni dañ ko war a jox cër ormal ko fonk ko moom mooy li ñu dese
fii ci Sénégal tey amaan na bu yenn musiba naaru laay yi dul wàcc fii Sénégal li ñu gëm suñu borom bi ba pare am ay kilifa yu baax yi fi wàccee lu mel ni Serigne Touba lu mel ni maam kii Serigne Babacar Sy yu mel ni ay Niassène Baye Niass et cetera. donc yooyu noonu yëpp tey bu ñu xëy na bu ñu yàlla dañu épargner parce que y a pire hein, y a pire hors du pays et pourtant bu ñu yàlla peut-être di épargner yooyu nag peut-être loolu moo tax. et donc je pense que ni mbirum góor jigéen ñun dañ ci war a taxaw temb ñi ñu koy jiiñ nag bëri nañ ñi ñu koy jiiñ fii ci dëkk bi naan kilifa yeeg et cetera et cetera man du ma ne déet du ma ne waaw parce que secte bi comme ni ma ko waxee sànq dafa nekk secte bu am doole. de ce fait nag ki nga xamante ne nii moom mooy Serigne Assane na taxaw temb fexe ba setal deram na taxaw temb fexe ba li nga xamante ne nii moo ci war comme preuve mu jox ko sénégalais yi comme en tout cas comme li ci war lépp pour mën a deram set ci àddina wërngal këpp mu teg ko ci kaw table bi ngir lan ngir suñu religion bi nga xamante ne nii ak surtout tarixa mouridisme. yàgg nañ fi jiiñ ay ñoo xamante ne ay professeur lañ ay élèves primaire ñuy defanteeg seen i kii mbir mais du am ampleur bi ba pare du jëm fenn fu sori fii dañ koy banaliser tout simplement. et pourquoi alors que quand il s'agit de notre religion en tout cas ce qui est sensible envers nous dañ koy jël tasaare ko commencé ci génn ay mots yu grave ay def na lii nee na laa parce que dégg nañ ci lu nekk ci avec Serigne Assane lu ñuy ñaawlu trop ba ciy dégg ni mu ko doon defee fi mu ko doon defee ay ci néegam beeg la ko doon kii yooyu noonu yëpp dafa ñaaw trop ci li nga xamante ne ni mooy wàllu tur bu rëy boobu noonu ñuy wax ngóor jigéen. de li ma ci gën a jaaxal mooy que ni est-ce que bett nañ ko mu koy def est-ce que gis nañ ko ak xale yooyu doon témoigner comme ni ma ko waxee sànq ñooñu fan la ñu jógee nañ leen topp cas bi dañ ko war a topp ba mu jeex tàkk te xam ni il s'agit de notre religion il est très sensible de kenn waru ko mën a laal surtout ci côté wu wàllum góor jigéen ndax xam nañ ni seen but ultime mooy ñoom ñu jéem a occuper tout espace mondial xam nañu loolu mooy seen but ultime te ñun waruñu ko war a mën a permettre nañ ci teg suñu naf su bakken nañ ci teg safurla suñu xar bakken def ci luñ ci war a mën président Macky Sall président de la république Macky Sall aussi mu taxawuñ ci jàppaleñ ci côté boobu jàppale combat bi nga xamante ne moom la waa ànd sàmm jikko yi tamit ñu xeex ci li ni mel en tout cas man loolu laa ci am pour wax ko. donc vraiment lii lañ leen indi loon ci contradictoire tey ñu ko doon def ak beneen xar kanam ñu àndoon ceeg suñu concert mu nekk benn débat bu contradictoire entre man ak Maguette vraiment di ko def jublu ci rek ngir bëggal leen yéen internautes yi mais di leen wax ni bu leen fàtte bës cloche bi pour di jot les notifications ak vidéo yu ñuy dugal ngeen koy aimer parce que moo ñuy may doole mais aussi seen i xalaat ngeen ñu koy jox ci commentaire yi ñu leen koy delloo. Pexxe TV, la chaîne pour vos solutions d'ici et d'ailleurs. Ousmane mon frère di rafetlu trop aussi li nga may invité tey jii ci plateau bi waxee naa dënd mais xam nga rek xol bee jeex ci information bi ni mel waruñu ko woon mën a wax dëgg fa neex yàlla dégg wala di ko waxtaanee tey lu ñuy déplorer la vraiment fii nii ci mim réew waa kay ma leen di remercier yéen mbokk internet yi di leen jaajëfal bu baax ci abonné yi ngeen gis nañ émission bi ni ngeen koy suivre et tout di leen wax ngeen gën a yokkaat seen loxo et comme ni ko waxee sànq ngeen bës ci cloche de notification bi abonné yi ak commentaires yi ñu mën a débattre ci mbir mi gën a mën a voilà yaatal waxtaan bi quoi maa ngi leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah.